ci yóbbalu bés bi tey. RFM Matin. Émission bi yeewaa Sénégal. sunu gan Cheikh Bamba Dièye nekk député ci Assemblée nationale nekkoon it maire Saint-Louis di njiital parti bi DFS DBJ Cheikh Bamba Dièye nu ngi lay nuyu. Bonjour Bart. maa ngi lay fay di la ziar di nuyu mboolem auditeur wu RFM. may ànd ci waxtaan wi ak Alaaji Ndiogou Diène honorable li ñu koy tàmbalee rek moo di lu ñeel mbas mi fii ci Sénégal gannaaw nga xamante ni moom moo gën a occupé actualité bi seetlu bi daanaka ñu bëri def nañ ko du ñàkk yooyu sax sa fa nga nekk foofu la ca Saint-Louis def nga ko dañu nemmeeku relâchement wu sénégalais yi par rapport ak mesure barrières yi yow en tant que député di leader d'abord constat boobu est-ce que def nga ko ci sa gis-gis lan moo ko waral ak nees mën a def ngir soppi mbir mi. waaw constat boobu defe naa ni ñëpp ñoo koy gisandoo li nga xamee ni moom la ñu war a wax d'abord mooy que ni ci nguur gi ci état d'abord la njëkk a tàmbalee. parce que bi affaire bi amee ñi nga xamee ni jógee nañ ko Sénégal yi yëpp fekk leen ci képp koo xamee ni am nga cër ci réew mi walla ci jàpp ci dañoo xëy suba. nguur gi ci boppam bàyyi loxoom. et par conséquent affaire bi warta doon loo xamee ni dañ koy xëccoo diggante am nañu lii ci nguur gi wala ñàkk nañu lii ci nguur gi bàyyi nañu lii wala déedéet li ñu waroon kañ mooy feebar bi moo ñu waroon dicter suñu conduite. ñu xam ni feebar la boo xamee ni bu wér la day gaañ te préparé wuñu suñu bopp pour mën ko def face malheureusement aujourd'hui jamono ji nga xamee ni feebar bi ci la gën a tare ñi muy laal gën a bare jamono jooju ci la gën a bàyyeeku bi gën a bare ci la négligence yi gën a bare ci la distanciation yi dootuñu ko respecté et vraiment day wane ni réew mi daal am na feebar bi wane nañu am nañu feebar yeneen yu bare yoo xamee ni dëgg-dëgg war nañ ci taxaw seetlu pour àndandoo ñun ñëpp en tant que sénégalais. seet noo xamee daal dinañ ko doxee pour mën a jëm ci kanam. mais daal mbir mi doy na waar. doy na waar am na ñoo xam ne sax dañoo ne gëmuñu feebar bi est-ce que du loolu aussi bokk na ci li ko waral. xam nga loolu yëpp li muy waral tey jii bu ñu nekkee au 21e siècle feebar bi am wër addina yëpp ak information bi ni muy dawee. nit ñi taxaw ne gëmuma ko dafa am leneen lu muy wane mooy que ni man gis naa ni feebar bi dafa wane ci Sénégal ni dëgg-dëgg investissement bi ñu waroon a def ci doomu aadama yi pour former leen yar leen yee leen def leen ay citoyens ñu xam seen cër seen responsabilité xam addina ni muy doxee règle yi loolu manqué na bu baax a baax pratiquement mën nga ni depuis ba ñu moomee suñu bopp ba léegi defuñu coono pour dimbali sénégalais bi pour mën a doon nit koo xamee ni acteur la ci li nga xamee ni moom la ñu bokk ñun ñëpp di ko def tegtal bi rek mooy gis nga ci biir feebar bi am na jamono ñu jàpp directeur d'école mu feebar war ko yóbbu quarantaine mu dawee fa ñu ko quarantaine dem boo demee ba nga xamee ni ci war a yar xale yi moo nekk niveau de sous-information ak niveau de manque de citoyenneté ak xam-xam boo xamee ne waroon na ko am si niveau pour mën ko taxawee mën ko defee nga xamee ne réew moom feebar bi sore na lool et je pense que ni tey jii li Sëriñ Tuubaa doon wax il faut que ñu def ba suñu bopp dee metti nañu faj bopp bi te bàyyi di faj tànk bi ndax booy faj sa tànk te sa bopp di metti bi yàggee di nga am feebaru tànk ak feebaru bopp. yow globalement noo gisee gestion crise bi taxawaay nguur bi ni mu ci taxawee boobu ba léegi matuwaay yi mu ci jël noo ko gisee yow ba njàngat nga ci def. man lecture gis-gisu ñaari gis-gis laa ci am damay am gis-gis bu njëkk bi moo di ma am sentiment que ni état bi jóg na jamono jamu war a jóg nga xamee ni feebar baa ngi commencé law ci àddina Sénégal teel a jóg jël ay disponibilité mais après dama gis ni fulla ak fayda gi mu waroon laaj discipline ak organisation ak rigueur bi mu waroon laaj am na dëgg foo xamee ni faay na fa faay bu méttee. ci ban fan la faayee taxawaay boobu. ci déjà jàpp naa ni ci sama gis-gis ci mode d'organisation bi parce que tey jii booy samp lu mel noonu muy laaj effort national boo xam ne da nga jël lu ëpp junniy milliards war ko dugal ci biir mbir mi structure yi nga xamee ne ñoo war a saytu contrôle xaalis bi waru ñoo toog ay semaine ba après affaire bi ba ñuy def lu bare yi soo koy samp te yooyu yëpp dafa manque de discipline d'organisation rek la ñaareel ba aussi am na ci loo xamee ni feeñ na ci mooy yenn taxawaay yu ñuy jël par exemple distribution ceeb bi indil ceeb
indi dëgg ci jamono joo xamee ne boo defoon Orange Money wala nga def Wari wala nga def leneen ce sera muy gën a leer muy gën a transparent nit ñi dinañ mën a jot xaalis bi te dina am traçabilité te duñu dugg ci ay marché yoo xam ne day compliqué ak ay folklore bu metti boo xam ne daal mënoon naa ñàkk par rapport ak li nga xamee ni moom la nit ñi di yëg. Et plus tard bu ñu demoon tey jii même sax ci répartition wu xaalis bi en fonction secteurs yi ñu doon kile je pense que ku nag sénégalais yi ci situation yu jafe yi ñuy dund ñi nga xamee ne am dépense jafe na dund jafe na je pense que ni centré woon mbir mi ci dimbali nit ñi jox leen jumtukaay yu ñu téye seen bopp ci seen i biir kër pour mën leen fa téye lu ëpp ñaari weer yoo xamante nañu mën a permettre ñu génn définitivement ci situation bi. Mais loolee lépp situation bi mooy après coup ngay am gis-gis global boo xam ne daf lay wane faay yeeg yooyu fi ñu taxawee. Mais je pense que ni amoon na yoo xam ne vraiment compte tenu woote gi ñu woote ba ñëpp fekk si leen waroon na tax habitude démb yeeg barki démb yi taxoon ñu xaajaloo ba ñiy dem opposition ñiy dem pouvoir waroon nañ ko mën a moytu. D'accord fay yooyu nga soulever fay yooyu nga relever sànq du ñàkk fay yooyu les mêmes fay moom la soxna Sidi Aïda Mbodj député comme yow yëkkati ba tax mu saisir assemblée nationale d'une question d'actualité yaakaar nga ne question boobu lu yenu maanaa la donte sax gis nañu ay député yu fare ci nguur gi yuy naan c'était pas le moment ak yenn ngañ yi. mais xam nga gis nga il faut que nit ñi ñu sérieux réew mi dañ ko bokk te loolu moo feeñoon ci tàmbali feebar bi xam ni mutuñu dem benn kuréel rek moo tax ñu woote ñëpp ñëw saraxu sax opposition bi quelquefois pour que ñëpp ñëw jàpp ci te ay la yëwan ñëpp ñëw nañu jàpp ci te am réew dafa am ay règle képp koo xamee ni da ngay dépenser xaalisu réew mi jamono joo xamee ni samp nañ la ci sa responsabilité bu réew mi doxewoon na ma war a doxee balaa ngay jëf sax da nga war a ñëw waxtaan ak pencum ndaw réew mi boo jëfee ba ca yàgg nga dellu si waat waxtaan ak ñoom bu demee ba jeex nga ñëw def bilan ndax loolu mooy respiration démocratique ak bëgg-bëgg yi ñu am pour jëf yi leer loolu warul poser problème parce que ku mën a woote nit ñi bàyyi la ñu jàppoon yëpp fekk si la war nga mën a delloo naar bi xorom o daxama li naan delloo naar bi je ne sais pas quoi encore mais au moins mu am une certaine forme de réciprocité alors que ni en termes de démocratie tey jii Assemblée nationale moo am prérogative boobu donc député bi dafa loolu muy Aïda Mbodj elle est dans son droit te warul poser problème mais assemblée ak loi d'habilitation bi est-ce que sañ-sañam wàññeekuwul jamono ji nga xamante ne jamonoy loi d'habilitation la nekk daanaka sañ-sañ yu bëri dañ ko jox président assemblée est-ce que loolu du nekk gàllankoor pour moom. non xam nga ñun ñëpp jàng nañu te yeewu nañu loi d'habilitation c'est pour un moment te dindiwul prérogative bu assemblée nationale dañuy wut lu yombal liggéey bi pour que dimbal ak jëf yi ñuy def mu dem ci sensu intérêt général au Sénégal et ça loolu il faut que ñu bañ ko perdre de vue li taxoon ñu indi loi d'habilitation dañu ni ay jamono dinañu toll ci ay jafe-jafe yoo xamee ni yenn procédures yi day gudd nañ ko gàttal pour que bu yéene jee benn yéene ji dee benn sérieux bi di benn ñu yéene Sénégal jàmm ñu mën ko def na am na ñu ne loi d'habilitation bi dafa mel ni nga jël Macky Sall def ko buur muy buum di buumi te kenn du ci ngaan non gis nga Macky Sall bu fekkee dafa bëgg def bu boppam buur ak buum mi ba mu ko defee du tey jii xaaroo ba loi d'habilitation ci ñuy waxtaan wax dëgg rek ci Sénégal si on veut vraiment compter les points et compter que nañ ko war a compter dëgg-dëgg xam naa ni définitivement tey xaarul ba Covid-19 ñëw mu tàmbali. donc le problème de fond man damay wax rek ci li nga xamee ni mooy esprit loi bi ak li ñu war a def ñun ñi tey jii Assemblée nationale dafa di problème ci réew mi. Aïda Mbodj indi na question man nii am naa fukk ak juróomi question yoo xamee ne depuis ba ñuy tàmbalee ba léegi déposé naa ko te jàpp naa ni législature bi dina jeex te kenn du ko traité idem yeneen député yu bare déposé nañu ay questions yéen daal honorable da ngeen di déposé ay questions d'actualité de mujj fenn mais amu leen beneen voie de recours xam nga démocratie ak état dafa ay loi ba pare ak ay nit bu fekkee da nga am ay loi te nit ñi seen yéene sellul seen jëf sellul bu amee benn parti boo xam ne joué wul rôle am système démocratique bi yëpp mooy yàqu ak lu député bi opposition bi mën a def waru garam te na mu ko war a defee bu fekkente ni le pouvoir ne joue pas le jeu boo convoqué du ñëw boo woowee du ñëw il y a pas de jeu démocratique du am respiration démocratique loolu mooy li am
te loolu aussi ñun sénégalais yi. laaj bi mooy sax lan mooy bu boobaa lan mooy nekk njëriñu assemblée nationale parce que ndaw askan wi la assemblée nationale dañuy xaar ñu waxal askan wi jëfaleen fekkee ne loolu yëpp amul lan mooy njëriñam kon. mais xam nga yooyu yëpp dafa am koo xamee ni dafa war a dugg ci jeu bi te moo ci nanguwul dugg day seetaan parce que assemblée nationale xëyul xëy rek nekk assemblée nationale. dafa nekk assemblée nationale parce que sénégalais yi ñoo jël seen baat dugal ko fa jël ay nit yóbbu ko fa bu amee ñenn ñoo xam ne jóg nañu taxaw di def seen warugar ñoom ñaari kuréel yëpp nga yebal leen fa keneen ki def lu ko neex doo seetaan toog sa biir kër. rupture ba ñu doon wax amul. loolu aussi habitude la ci Sénégal da ngay toog boo dee opposant boo jógee di wax benn mbir ñu ne dafa añaan boo noppee ñu ne lu tax waxul na te bu jëf jotee jëf joo xamee ne moo war a équilibrer réew mi teg ko ci yoon sénégalais yu bare def lu leen neex maanaam ci vote yi dañuy seetaan wala boog ñu dem vote boo xamee ne dara amu fa dañ ko intérêt Sénégal nekk fa et après les gens payent les prix bu ñu jotee ba nga xam ne boo defee sa jëf lu la neex ba pare ba après conséquence yi ñëw nga wëlbatikuwaat bëggaat fekk député opposition ba nga xamee ne ba vote day joxoo ko carte gu doy nga bëgg ko sëf lu mu àttanul comme aussi c'est pas sérieux il faut que Sénégal bu jëf jotee ak jël sa responsabilité sénégalais yépp jël seen responsabilité boo dénkee sa baat nit nga dem ba ca biir def ko da nga war a jóg dund comme ni réewu àddina yépp di dundee wanewu ba ñëpp taxaw ko te ñu bàyyi di simmeeku ci ay nit pour yaakaar ni ñoom ñooy régler problème bi Sénégal 16 millions de doomu aadama la bu amee ñenn ñu seetaan régler fi dara lu jafe lay doon. loolu aussi il faut que mu dugg ci bopp ku nekk. monsieur le ministre gis nañ ne démb ci conseil des ministres jël liñ dogal ne l'école yi daañu ko ubbiwaat le 25 alxamis bi di ñëw pour élèves yi nekk ci classe examen loolu gannaaw bi ñu ko jéemee woon le 2 sottiwul ndax ay enseignants yu feebaroon ak matuwaay yu ñàkk tey jii ñu ne dañ koy ubbiwaat yow ndax ànd nga si. man de jaaxale naa lool ndax tey jii bu fekkonte ni feebar bi moo taxoon ñu ne na xale yi toog seen kër tey la feebar bi gën a daar ci biir réew mi tey la situation bi gën a critique tey la voyant yi gën a rouge ba pare nag ñu ngi jëm ci jamonoy hivernage ak situation yi nga xamee ni nekk na ci biir école yi vraiment am naa yaakaar wala boog jàpp naa ne wala ñoom ci seen bopp xanaa bopp décision bi réfléchir nañ ci ba pare maîtriser nañu aléas yi parce que bis bu ñuy demeewaatee ci biir école yi ba dem fa musiba fekkaat ni fa wala ñu demaat fekkaat ñu delluwaat la ñu delluwaat xale yi seen biir kër je pense que ni loolu gaañ bu métti lay doon ci li nga xamee ne mooy crédibilité wu état te gis nga un pouvoir tu jaagee ni nguur ak neexation un pouvoir dañ koy solliciter bu dee mandat 5 ans mën ni presque liñ koy soxla dëgg c'est un mois yoo xam ne dafa war a nekk présent dafa war a teew maanaam mooy jamono jafe-jafe yi ci 5 ans yi peut-être que un mois rek la donc bu jamono jafe-jafe bu mel na Covid-19 ñëwee ci biir réew mi nit ñi dañu war a bàyyi seen jikko tappale yi ak sàcc yeeg naa fekku dem yi simmeeku ba set wecc jublu ci intérêt particulier wu Sénégalais yi ak li nga xamee ne mooy indil jàmm réew mi mais malheureusement te loolu aussi ak xol bu jeex lañ koy waxee da ngay gis ni balaa nga leen di jéppi rek jafe-jafe am ci réew mi nit ñi nekk ci coono nga gis leen ñu commencé génne seen jikko sàcc ak tappale naa fekk ak góoje ga jaane ko wuruj ak wor boo xam ne du dara lu dul dañuy profité ci coono ak naqar ak jafe-jafe yi nit ñi am pour indi yi nga xamee ni démb ak barki démb moo tax kenn mënut a ànd ak kooku kay dafa politiciens yi ko moom xanaa bàyyi leen naan politiciens yi que moom feebar bi feebaru sénégalais la il faut que ngeen gis nga yooyu aussi dafa loolu moo yàq réew mi nañ leen di bàyyi bu problème amee ci réew mi ñu bëgg a sippi ñeneen ñi dem kër goo dem politiciens yi nekkuñu ci benn cercle particulier duñu ay extraterrestres ci biir kër yi la ñuy jógee jikko ji ñuy jëfee ak yàq gi ñuy yàq réew mi moom la sëriñ si nekkee te ñu war ko ñeme wax moom la syndicat yi nekkee te ñu am fu wax ko moom la ñeneen ñi nekkee moom la. donc da nga bëgg a wax ne de façon générale société bi yëpp. c'est un mal sénégalais. moo tax ma bind livre wax ko thérapie pour un pays blessé te dañoo war a bàyyi bu sénégalais bi feebaree ñu wut benn particularité ci Sénégal ñu ngi wax temps yi affaire suuf yi ñuy lëkk ak yooyu nga def ni ay politiciens rek a ci nekk boo ci doon génne xëy na bu benn politicien génne juróom-ñeent yi des ñëpp. ñu ngi ci soit ci administration wala ay affairiste lañu c'est li ñu am jafe-jafe jukko yi ñoo yàqu ci réew mi te
amatuñu njiit yoo xamee ne am nañuy fulla yi wax nit ñi dëgg am nañuy fulla yi jëf dëgg fan la ñu feebare dañoo feebar parce que suñu njiit yi ñoo matul te Sëriñ Tuubaa nee na ku wéeru si ku mat daal di mat ku wéeru si ku des daal di des suñu problème yëpp mooy que suñuy njiit ak wàll woo ko mën ci jëlee dañoo manqué bu wér su fekkente ne dañuy wax rek te bañ na xam. kon affaire école bi ñu doon wax sànq dafa mel ni yow d'accord ci ubbiwaat l'école bi jamono ji d'après raisonnement bi ngay def ni yow àndoo ci. non xam nga man damay def ay constat doit dire que ni du ma spécialiste éducation. dama ne constat bi daal mooy tey la feebar bi gën a rëy gën a fort gën a diis gën a metti ci wàllu ñi nga xamee ne jàngoro bi dina leen. d'accord donc ça veut dire nañu ñaan ça veut dire que waaw ça veut dire que am nga waaw deuxième constat bi mooy que ni ñu ngi dugg ci biir nawet bi ñaar ma ne xanaa boog nag gars yi dofuñu bay duggaat ci situation wu di yóbbuwaat xale yee ca école ba pour ñu dund li nga xam ne moom la ñu dund ci ubbi gu bees gi nga xam ne moom la ñu mujj génn. parce que yooyu bu amee day wane rek amateurisme ak ñàkk respect bu jéggi dayoo boo xamee ne njiit yi am nañ ko ci li nga xamee ne mooy sécurité doomu aadama yi ak faratay jàngal nit ñi te feebar bi wane nañu ni dëgg on a échoué lamentablement ci formation ak formatage sénégalais bi pour mu nekk un citoyen. boo xamee ne nekk au diapason. d'accord waaw ñu avance wax nga ko léegi jikko yu yàqu yi fii ci Sénégal xam naa muy li Amsatou Sow Sidibé doon wax benn jour Ndiogou ne Sénégal nañ ko war a ndëppal honorable Cheikh Bamba Dièye. ndëppal kenn feebar jinne jàppale ndëppal kenn. waaw non gis nga Ndiogou ay situation yu bari Bart ñun ay faux fuyants rek la ñuy wut. chaque fois qu'un problème bu ñu poser un problème il faut que ñu wut que ni non politiciens yi la wala ñuy dañoo feebar nañu ko déedéet il y a des remèdes il faut que ñu delluwaat ci la nga xam ne mooy règle laaru fonction wu état na état di fonctionner ay nit bu ñu bokkee réew dañ koy teg ci yoon waaye bu ñuy jëlee ay loi teg ba pare nit ñi di def lu leen neex duñu génn ci jafe-jafe yi. d'accord ñu avancer un peu parce que waxtu bi daanaka xoj nañu junju nga léegi wàllum suuf soosu lu ñeel permis de construire yi surtout am na benn arrêté buñ ci jël ne nit koo xamante ni da nga bëgg a tabax soxla permis de construire plutôt su fekkee ne maire bi dafa bañ mën nga def recours dem ci autorité administrative bi mu jox la loolu ci sa gis-gis mesure boobu ban lecture nga ci def. mesure boobu baaxul ci fenn dafa nekk en contradiction ak politique de décentralisation ma fàttali leen ni dañu waxoon ni dañuy def territorialisation des politiques publiques maanaam lépp loo xamee ni mën nañ ko def ci biir communes yeeg collectivités territoriales yi nañ leen jox sañ-sañ ak kattan ña nga xamee ni nit ñi wóor nañ leen ba dénk leen ñu jox leen ay compétences transférées ñu mën a am sañ-sañu suuf suñu dëkk nga xamee ni mooy seen baax mooy seen lépp ñu mën ko organiser toppatoo dëkkuwaay yi toppatoo tabax yi toppatoo occupation du sol loolu la décentralisation bëgg boo demee ba si ak saa ni déedéet bu gaa yi bañee am ubbi naa beneen porox ndoll ça veut dire que ni simplement da nga li nga doon wax ci décentralisation yëpp du dëgg ci yow gëmuloo ko wérul ci yow parce que problème bi mooy bu ñu jëlaatee mbir yi teg ka foofu sa indiwuñu saafara. d'accord maanaam daal ci gàttal honorable àndoo ci mesure boobu bu baaxul. question bu mujj parce que daanaka quelques secondes moo ñu dese am na ay activistes yoo nga xamante ne ñu ngi agité wu ci réseaux sociaux yi du ñàkk yëg nga ko sàkku ci ne nañu buddi statut Faidherbe ba ca Saint-Louis ndax gis nañu Faidherbe lu mu def fii ci Afrique jaadootul ñu bàyyil ko benn statut foofule ca Saint-Louis yenn place yañ ko tuddee yooyu yëpp yow nga nekk ndar loolu. nekkoon maire tam. waaw nekkoon maire Saint-Louis également nan nga ko jàngatee. ci lu gaaw honorable waaw il faut que ñu assumer suñu histoire. tey jii ay réew moom boppam la ñu doon collectivités territoriales yi ñoom moom am sañ-sañu soppi tur bu leen neex muy place yaak avenue yaak mbedd ya li ci am solo mooy bu ñu demee boo ko def problème day mel na ni dañoo war a tàggu keneen ñoom moom suñu réew moom suñuy dëkkuwaay ñi nga xamee ne yàlla jiitale leen ci bopp dëkkuwaay yi ñoo war a xool fa intérêt dëkk ba nekk ak intérêt yi réew mi seet la gën sa jamono jooju ñu def ko sans pour autant ñu dugg ci chauvinisme wala situation boo xam ne da nga koy def ngir extérieur wala déedéet il faut que ñu tàmm nekk sénégalais réfléchir en tant que sénégalais li war suñu ñu def ko man ba ma ca nekkee dama wut comité jiital
doyen au conseil municipal bi yaa Rahma Oumar Diallo mu ànd ak ay kilifa yu bare ñu commencé seet li ñu war a def ci tur ak ci mbedd yi. Je pense qu'il faut être comme ça dynamique et pas dans cet esprit bi nga xamee ne amul benn sens li ñu moom daal ñoo ko moomal suñu bopp nañ ci liggéey waxtaan ci jërëjëf Cheikh Bamba Dièye député nekkoon maire Saint-Louis di it njiital parti bi di FSDBJ